الصلاة والسلام عليك. wazifa déjà baat bi rek dafa am lu muy signifier parce que tey su ma naan tey maa ngi def sama wazifa mooy maa ngi def sama devoir par exemple devoir de maison man nañ ko wax waajib wala wazifa mooy loo xamante ne da nga ko war a def kenn waruloo ko defal et que personne ne peut le faire à ta place di ko étymologie mooy loolu te loolu daf ko jox importance parce que day ça veut dire que dafa bokk ci élément yi nga xamante ne si ne dañu nekk constitutif même de la tariqa tijaan loo xam si ne ku ci bàyyi ku ko bàyyi mën nga tudde sa bopp loolu neex mën na koo tijaan wala bokk nekk ko tijaan dans le sens sociologique Sénégal ku bokk ci famille tijaan nga mais dans le sens spirituel pour nga wax tijaan nga il faut nga dem di jëli tariqa tijaan pour ñu mën la tudde tariqa ñu ma avec une chaîne de initiatique qui remonte jusqu'à Sidi Ahmed Tidiane et jusqu'au prophète. Wazifa c'est fait partie des zikr obligatoires yeneen ñaar yi mooy wird ak xadratul jumaa wird am nañu ko tudde lazim mais wazifa wird ak xadra yëpp ay awraad lazima la moom la Sidi Hadj Mal tudde pas seulement Sidi Hadj Mal mais mago tariqa bi noonu lañu ko doon tudde wazifa am na ñoo xam si ne suba lañ koy def am ñoo xam ne suba ak ngoon bi ci Sénégal Sidi Hadj Malick si moo ko fi institué li ko waral mooy ay jamono dafa seetlu woon ne taalibe yi buñ daan ñu mu daan jàngal njaar ne yaakaar naa mooy da daan gis ne buñ daan julli timis ba pare dañ daan nekk di waxtaan wala xëy na mu gis na ñu ngi dugg ci loo xam si ne bari walu leen njariñ ci seen wàllu àdduna ak seen wàllu àllaaxira Sidi Hadj Malick daan nekk pour ma occuper temps boobu comme nekkul jamono joo xam si ne dañuy jàng nekkuñu ci daara ji te kon daf leen jox temps bu ñuy defee leneen naa fa indi wasifa nga xam si ne ko en plus ci wasifa fajar bi mu indi wasifa ngoon bi mi ngi wax ci faykatu tilaab ci ifhaam nukiril jaan yi daane loolu moom moo ko njëkk a def ci Sénégal et c'est vrai c'est yeneen kër yi sax bari na kër yoo xam si ne benn ñoon la ñuy wasifa ni ñu koy defee mooy tam dafa war a nekk ci mbooloo bu fekkee ne am na mbooloo bu fekkee ne amoo mbooloo wala xëy na ngant tax ba mënu dem ca mbooloo ma bu boobaa mën ko def yow kese ni ñu koy defee mooy fatiha la ñuy def benn yoon ginnaaw gi astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ngir jéggalu yàlla ñu def ko 30 fois ginnaaw gi dem julli ci yonente bi avec salatul fatihi bu dee wasifa nag salatul fatihi kese la bu dee wird mën nga ko remplacer ak beneen salatu mais salatul fatihi moo gën salatul fatihi bi ñu ngi koy def 50 fois buñ paree ñu ngi ciy teg la ilaha illallah 100 fois ñu tëje ko jawharatul kamal 12 fois ci li gën a bari am ñoo xam si ne 11 fois lañ koy def mooy li ñu tuddee les hamalistes loolu mooy li nga xam si ne mooy wasifa borom daara ji par exemple ak mag ñi dañ doon wax naan da ngay def lu ñu tuddee taxalli li ngay njëkk a def mooy nga simmeeku bu fekkee da ngay dem yàlla daf lay invité nga war a dem gana ji suñu borom subhanahu wa taala da ngay simmi yër yi nga soloon muy taxalli nga dem sangu ji ba dindi tilim gi nekk ci yow mooy astaghfirullah gi boo paree nga sol ay yére te xalli mooy nga mbubboo julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo paree nga def tajalli nga mën a manifesté wu ci côté ci kanamu sunu borom ak laa ilaha illallah yi mais wasifa bi li ci particulier par rapport au werd bi mooy que ne même boo eggee ci salatul ci tajalli bi mooy yaa ngi manifesté wu en plus de ça da ngay xool ki la indi ba fii mooy yonente bi nga dem julliwaat ci moom avec jawharatul kamal c'est ça la wasifa jeexintal yi bi ci jiitu mooy daf lay boole ak yonent bi parce que loolu mooy finalité wasifa man loolu laa jàpp boog man ci sama gëstu ci sama xam-xam bu gàtt finalité wasifa mooy xamale la ak yonent bi parce que li koy firndeel mooy booy jàng jawharatul kamal te jeexantal ba yaa ngi naan salaatan tu'arrifuna biha iyyahu ngay julli ci yonent bi julli boo xamante ne si ne day tax nga xamanteeg yonent bi mais aussi day tax yonent bi xam la parce que xadis dañuy wax ne yonent bi ku julli ci moom benn yoon mu julli ci yow ñaari yoon mu julli ci yow fukki yoon ku julli ci moom fukki yoon day julli ci yow téeméeri yoon ku julli ci moom téeméeri yoon dana julli ci yow junni yoon ku julli ci moom junni yoon sa yaram day araam safar loolu boroom xam-xam yi dañ koy faral di wax loolu tamit moo tax am na wax ju bari at ko yonent bi day teew wala du teew liñ jàng tarixa bi mooy yonent bi day teew
ñi naan mënta nekk parce que yonent bi faatu na il faut ñu expliquer ma bu fekkee ne yonent bi ku julli ci moom mu julli ci yow ak li fi nekk ci àdduna bi yëpp nga xam ne chaque seconde am na kuy julli ci moom et que chaque seconde mi ngi répondre mi ngi julli di ñaanal ñiy julli ci moom ce n'est pas irrationnel wax ne kiy def loolu man na bu ñuy julli ci moom ci mbalaanu wasifa mu ñëw fekk ko man na ñëw fii ñëw fee ñëw fële en même temps ça c'est facile à comprendre boo jëlee benn sondeel nga taal ko nga jël beneen sondeel mën nga taal téeméeri sondeel sur la base de la première bougie sans pour autant ngay ñàkk benn di ko multiplication boobu fekk nit mën na ko pourquoi pas yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. oui jeexintal bi aussi day dem ci wàllu réew mi ak nit ki maanaam day def ci yow sérénité maanaam nit ki yow ci boppam nga am tranquillité nga xam si ne xëy na booy dox doo tiit doo am looy ragal parce que zikkar boobu day def effet boobu ci yow léegi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub par l'évocation de Dieu que les cœurs s'apaisent et les cœurs se tranquillisent. Mais Seydi Hadji Malick dafay wax lu am solo mu naan innal wazifata lil qurra'i maskanatun kazaka sakinuha yaakaar naa loolu la koy waxee mu naan jàng wazifa day indil sécurité ci ñi koy jàng mais day indi aussi sécurité ci espace ci ak bërëb bañ koy jàngee loolu moo tax booy xool dëkk yi nga xamante ne si ne li fa ëpp bëri na ñuy wazifa même si man ngay am ay exception Boko Haram rey nañ fi ab sëriñu Tidiane au Niger partout àdduna bi yëpp ñu ngi fay jàng wazifa te pourtant y a des endroits yoo xam si ne day am ay perturbations mais en général fu ñuy jàng wazifa di ko fa jàng lu bëri day am sécurité loolu Seydi Hadji Malick Sy wax na ko bind na ko ci téere yi bu ko defee loolu ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax. xëy na tuuti naa pour orienter la jeunesse tidiane mais wax ne en tout cas jël werd moom surtout xale yi léegi dañuy wax naan teel a jël werd baaxul boo ko defee ñu naan la mag nga man bi may jël werd 17 ans laa am te alhamdulilah gisuma ci dara lu ci nekk te ba léegi maa ngi koy werd bu ko defee teel a jël werd wàññiwul dara te sëñ Abdou Aziz Al Amine loolu daf ci am lu mu ci indi lu am solo en général bu jamono dañ daan gis na mag ñi kese ñoo daan werd mag ñi kese ñoo daan jël tariqa bi boo koy jël ñu naan yow loo koy dooyee heure bii bàyyil ba nga màgg ak yu ma xamul sëñ Abdou jekk-jekk rek xale bu ñëw mu jox la tariqa bi di ko jox xale yi ba tey jii ñi ëpp ñuy werd saatul fatih ci Sénégal gi ay xale lañ pas seulement sëñ ab kër Seydi Hadji Malick kër si Maulana Cheikh Ibrahima Niass kër Seydi Alhaji Omar Foutiyou da ngay gis ne ay xale ñuy continuer dañuy ëpp ñu koy werd maanaam jël tariqa bi wàññiwul dara mais aussi ab tijaan te loolu dafa bokk ci fondement tijaan yi mooy beru ak di tëju di dugg xalwa yor sa kurus di kocc foo toll ça ne fait pas partie de la tijaaniya li koy firndeel mooy Seydi Ahmed Tidiane bi ko yonent bi di jox daf naan ko li ma lay jox dina la yóbbu fi nga bëgg a egg te doo tëju doo dugg xalwa min ghayri xalwatin wala i'tizaali noonu la ko Seydi Hadji Malick waxee ci Faakihatu Tilaab subhaana rabbi daa'imil kamaali loolu lan lay indi mooy que ne il faut aussi que la jeunesse tidiane soit une jeunesse engagée dans la cité d'accord pour la marche de la société te loolu Cheikh Tidiane Mbaye bu Baye Mbaye doon damay faral di dégg buy way ndax na awlaadu Tidiane bu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu naan xasida bi li tax mu bind ko mooy maamam Cheikh Ahmed Tidiane Chérif dafa mas a gane si Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum wax ba ngan li bëgg a jeex mu woo Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daan ne ko indil ma fépp fu ruuxu taalibe Cheikh nekk dama bëgg indil ma ko Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum def ko loolu nag ñi nangu baatin mën nañoo nangoon mën na nekk ñoo xam si ne nag nanguwuñ ne baatin am na mën nañoo jàpp ne mënut a nekk mais quoi qu'il en soit li ñu nettali mooy Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum def na ko bi mu ko defee mu ne ko xam nga lan moo tax ma def loolu lii mu ne ko waaw mu ne ko dama bëgg nga wax képp kuy taalibe Cheikh ci kaw suuf ne ko seen mbiru àllaaxira bu soobee yàlla dina jàkk li jënt négocier naa ko bu pare te loolu téere tarixa bind nañ ci lépp parce que bi ko yonent bi dee jox tarixa bi def na ko benn condition mooy ko bokk ci man texe àdduna ak àllaaxira mu ne ko wante seen mbiri àdduna aussi il faut ñoom ñuy gën a engagé wu ñu ciy def fulla ju bari bu ñu dugg ci projet yu mag parce que dama ciy dugal ci sama loxo Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daal di kontaan daal ne kon nag ñun tijaan yi ndax nu awlaadu tijaan yi min ubuwatil maani ñun ñooy doomu Sidi Ahmed Tidiane yi mais nekkul doomu biologique ñun ñooy doomam sur le plan spirituel
bu ko defee tijaan dafa war a engagé wu, tijaan du tëju, tijaan day liggéey di sañse, di yor ci oto yu rafet yi, di sol ci sol yu rafet yi, fépp fu ñuy gis nit ñi am baat ñu leen fay gis, parce que c'est ça qu'on attend de la jeunesse tijaaniya. الصلاة والسلام